Njaay dëkk la bu nekk ca ndànk ga ca njaareem benn waxtu du une heure jot na fa waxtu woowee moo jot ci rajo Futur Média xibaaru digg bëccëg gi salaamaaleykum. Mamadou Mohamed Ndiaye. léegi leer na wér na péng Aliou Sall buub nay déebam ak i déebam dajalay kalma njangaanam jubige ca bopp caisse dépôt et consignation passation de service gi tey ji la woon diggam ak ko fa war a wuutu waaye daanaka dañ ko xumtoo ne nanguwuñ woon ñii di média yi teewee lu ni mel Khalifa Ababacar Sall di wéyal xeex bi ci wàllu yoon ngir kon ñu delloo ko li mu ne ak yelleefam la te ñu xañ ko Cour suprême xëye woon tey ji ay mbiram jëm ci loolee nga xamante ne ji mooy décret révocation bi nga xam ne da ko doon ñaawul ak di ko jébaane ginnaaw bi ñu ko yóbbee ci kaso bi ñaar fukki fan ak benn ci weeru sulet mburu du am ci dëkk bi sabab li moo di ñii di lakkati mburu yi di Boulanger yi ñoo fas yéene wane seen bopp ci gerew li ñu bëgg mooy ñu may leen digal ñu mën a yokk lii di miisu mburu bi tey di bëccëg bi ñu jagleel askan wi di journée mondiale population ñu di ko màggal tey ji daañu defu reportage ci xibaaru digg bëccëg gi fii ci diwaanu Ndakaaru askan week niñ fi takkoo kaar macha allah dem sax bay jur yenn xeetin dëkkin wu doy waar tubaab naan ko promiscuité loolee mbokki moo di taxañu xabaar yi buñ ca noppee daañu dalal soxna Naata Mbaye ci xibaar yi bii ci réew yi maa ngi lay nuyu soxna si. maa ngi lay fay bu baax Mohamed lu ci gën a fës bokk na ci xeex terrorisme ci Sahel Nations Unies nag moom li ko war mooy gën a dooleel G5 Sahel te xoolaat liggéeyu MINUSMA mi nga xamante ne daanaka njëriñ amu ko loolee mooy gis-gisu professeur Abdou Latif Aïdara nekk spécialiste ci wàllum terrorisme moomule mu jàpp nag ni force onusienne yi daanaka benn milliard booy xayma ay milliards yu bëree bëri juróom fukk ak juróom-ñett daanaka ci at wu ne la ñuy jël ci alal te G5 Sahel daanaka li ñu soxla eggul ci loolu le dinañu waxtaanee it Mohamed République démocratique bu Congo front commun bi nga xam ne moom la Joseph Kabila jiite boo moyul dina tas nag ndax kenn ci ña jiite ci coalition yi moom moo bàyyi moom mi jiite alliance des forces démocratiques du Congo et alliés dañoo ko suspendre ndax dañoo ne moom dafa bàyyi candidature am ñeel président su Sénat ñeneen ñu bokk ci front commun boobu le sax boo moyul tamit dinañ dem ndax d'accorduñu ci tànneefu Joseph Kabila. xibaar bi réew ci kanam tuuti la koy yaatal moom soxna Naata Mbaye buñ ca noppee daañu jukki as lëf ci yëglekaay yi xëy di génn bés bu nekk tàggoo tëj xibaar yi jox kàddu gi Youssouf Bodian ci xibaar yu jégleel Coupe d'Afrique Égypte 2019 lu ciy gën a fës Youssouf. Madagascar wala Tunisie ñaari équipe yi di daje quart de finale tey ci ngoon bu 19h jotee ku ci gagné mooy daje ak Sénégal ci demi-finale yi gaynde yi encadrement technique bi administratif bi ñëpp seen bébé daal mooy fexe ba Sénégal dem finale daal di ko gagné Côte d'Ivoire Algérie ñoom ñooy daje tamit ni ki tey waaye sélectionneur bu Algérie moom biñ ko waxee ci conférence de presse bi nii Algérie mooy favori dafa mere journaliste bi nga xamante ni moo laaj question boobu Alain Giresse ne dina moytu bu baax a baax waa Madagascar kenn xaaru leen ñu fexe ba yegsi ci quart de finale yi Aliou Cissé kon fexe moom it ba qualifié Sénégal ci demi-finale def lu gën li mu defoon ci 2017 démb indi solution ci bloc bas bi nga xamante ni écurie yi indi nañ ko ci match bi Lay Jaw moom la war a waxtaanee kon ci njeextalu journal de la CAN. Mamadou Mohamed Ndiaye. ci kàddu gi mbokki nuyu leen rafetlu ànd bi ak rajo Futur Média ni ñu ko junjee ci bopp bi rek la ñuy duggee ak yéen ci yàkkale gi doore xibaaru digg ba ca géek lu soxal passation de service bi am tey ji fële ca caisse dépôt et consignation Aliou Sall ma fa newoon te bàyyi jébbal leen ngay Cheikh Ahmed Tidiane Ba ma koy jiite léegi waaye passation de service bi daanaka mënees na koo jàppee lool dañ ko xumtoo ci seen biir maanaam ñoomu nen la kenn fekke wu ko nangu ñu taskatu xabaar yi fekke ko lu aju ci mbirum Aliou Sall fàttali ne démb demoon na fële ca division investigation criminelle janoo ji ak alkaati diggi jëm rek ci enquête bi nga xam ne ñi ngi koy def ngir leeral coow li am ci mbirum Petro-Tim ak guerre ga nga xam ne ñoo ngi ko cay wax tey ji ci suba fële ca daal bu caisse dépôt et consignation taskatu xabaar yi nanguñu woon ñu teewee passation de service boobee Mohamed Ali Mouba ci suba si la ay policiers yu bëri ñëw taxaw ci kanam caisse de dépôt et consignation fu ne ñu taxaw fa wër bâtiment bi yeneen policier di patrouiller ci fu soriwul dara ci escalier entrée bi oto Aliou Sall bi amul benn militant juste ay liggéeykat yi sol ba jëkk di dugg mu mel ni daanaka dañu barricadé caisse de dépôt et consignation cérémonie de passation service bi daanaka personnel bi kese moo ciy participer journalistes yi ñëw daanaka mënuñu dugg interdiction totale pour filmer bâtiment bi sa bugguñu kenn xool wala gis lu fay xew benn caméraman dem ba laajte ñii ni lan la ñuy ragal ndaxte saa su ne policiers yi dañuy dem ci journalistes yi di xool ñoom ndax filmer wuñu
bâtiment bi mu mel ni ragal bu mag am na nag ci passation de service boobule ragal journaliste daanaka sa topp ko pour mu bañ a gis dara ci lu ñuy def même ci mbedd mi daanaka bëgguñu woon gis fa journaliste. ni ma ko junjee sànq moom Aliou Sall démb ma nga woon ca division investigation criminelle demam nga foofee te xelu Guy Marius Sagna moom mi nga xamante ne ji activiste la bu ñu ràññee lool mu bokkit ci kuréel gi di plateforme aar lu ñu bokk tey ji la yëkkati yooyu le kàddu mu di kàddu jaxle gu mu dem ci dem gi Aliou Sall demoon ca dikk moo ne woon gano RFM matin moom Guy Marius Sagna. 2012 ak léegi yoon ci Sénégal dafa wane ne dafa jëng dafa ànd ak parparloo ñun nekkuñu di sos ne yoon dafa jëng dafa parparloo donte am na ay juge ay magistrats yu indépendant li ñu wax lu leer a leer la en tant que aar li ñu bokk dañoo ne rapportu IGE munu fi nekk rapportu OFNAC munu fi nekk ñu naan dañuy dem defari yeneen l'enquête ñi ñuy fay ak xaalisu askanu Sénégal te ñu def ñu jot a def ñaari liggéey yoo xam ne IGE ak OFNAC tënk na ko ñooñu lu ñuy jëriñ donc dañoo jàpp ne bu fekkee dañuy wiiri boobu yëpp lenn rek moo ko tax a jóg lëndëmal askan wi nelawal ko waaye lii du enquête boo xam ne dal na suñu xel te am nañ sañ-sañ wax ko ndaxte fi ñu ko teg moo di ne diggoon nañu ndekki justice gisuñu ndekki diggoon nañu añ yoon gisuñu yoon. yéen a ngi faral di tudd Aly Ngouille Ndiaye mi nga xam ne waxtu wi moo nekk ministre intérieur li tax ñu ko ci tudd ci coowal pétrole gi mooy nekkoon ministre énergie ak mine waaye moom ba léegi kenn déggu ci lu ngeen bëgg ci moom. Aly Ngouille Ndiaye dama jàpp ne bu nekkoon gor war na démissionner fi nga xam ne moom mooy ministère bi mu nekk ndaxte mënuñu am kóolute ci koo xam ne turam dafa bokk ci ñu bind rapport de présentation boo xam ne moo tax président Macky Sall jël dogal bu ñàkk ànd ak njëriñu askanu Sénégal donc Aly Ngouille Ndiaye waroon na démissionner benn ñaareel bi mu démissionner mu ñàkk démissionner war nañ ko woo mu wax lan moo tax mu inventé rapport boobu. tey jii Cour suprême xëy di lijjanti recours bopp Khalifa Sall ak avocat ñoo ko fa yóbbu woon recours boobee moom meerum Ndakaaru ba woon li mu ci bëggoon daal moo di ñu càmbaral ko décret bi nga xam ne moo ko jëlee foofee ca boppu mairie bu Ndakaaru gannaaw bi ko yoon daanee juróomi ati kaso mbir moomee mi ngi tukkee woon kon ci coowal caisse d'avance bu mairie bu Dakar. pour man RFM mooy rajo di gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. ñaar fukki fan ak benn ci weeru sulet bu ñu moytul mburu du am ca banlieue bu Ndakaaru sabab li moo di kuréel gi jaboote lakkat yi mburu yi mu di regroupement des boulangers du Sénégal ñoo ne dañuy dem cib géréw li waral géréw bi mooy dañoo bëgg ñu daaj leen di yokkal njëgu jox leen diggal ñu yokk njëgu mburu bi miisu mburu bi nga xam ne toll na ci 190 grammes ñu bàyyi leen ko ñu koy jaayee 180 francs CFA ndax 150 francs yi ñu koy jaayee nee nañu kon mënuñu caa génn feneen fu inde bi di folote moo di ci liggéeykat yi ci wàllu wér-gu-yaram ñoom réersi nañ jëm rek ci li njiitu réew mi Macky Sall santaane te mu aju ci anam yi nga xamante ne ji noonu la ñu war a taxawoo nit ñi ci wàllu urgence ci barabu fajukaay Macky Sall moom président de la République sàkku ci ministre de la santé ñu amal ay waxtaan jëmee ko ci ñu ko séq ngir seet ana kon nan la ñuy def ba teg ay yoon yoo xamante ne ji dinañu mën a taxaw lu ni mel ci wàllu urgence ak yooyee ci wooyu la jamono alliance ànd gësëm ne ñoom ànd nañu ci li nga xamante ne ji njiitu réew mi Macky Sall santaane na ko ci seen gis bokkoon na daal ci li ñu déggoo woon ba ñu waroon ko doxee dañuy déglu kenn ci ñoom kilifay ànd gësëm yi di Mballo Dia Thiam am nay kàddu yu mu ci dénk Georges Déthié Diop. ñaari fan rek ci weeru juillet bi lañ defoon benn point de presse di ko fàttali ni le 11 janvier daf ñu woowoon pour ñu toog waxtaan pour ñu régler problème yi nga xam ne war nañ ko mën a régler te liewul ak xaalis directement ci boobu tamit lañ ko waxoon fi urgence yi amoon nañ accord ak ministre de la santé mais ba léegi defuñu ko ay assises yu mag ay kuréel réunion bu mag sur les assises kon nag bu ko joxe instructions loolu defe naa ne loolu lu ñu rafetlu la assises sur les urgences parce que réforme bi pour ne pas dire la santé urgence ak indigence moom mooy problème bi gën a mag ci santé li ci des nag établissement de santé ñu ñoo doon xeex pour ñu def ko direction générale mooy DS mooy direction des amas de santé def nañ ko direction générale mais nee nañ nag du question changer mbubu yi rek mais dañu changer mbubu yi changer doxalin bi parce que réforme hospitalière defu ni dañuy def performance ci gestion bi def performance ci soins yi wante nag hôpital entreprise la mais entreprise bu dul def bénéfice la mais bu war a équilibrer ay comptes donc loolu moo tax aussi bu delluwaatee ci loolu tamit dañ koy rafetlu li ci des nag mooy CDS yi ñoom ñoo ñëw remplacer comité de santé yi mais dañoo gis CDS yi fi mu nekk li ñuy def ñoo yës comité de santé yi parce que li ñuy def
du bokkul ak li ñu daan def te ña fay liggéey di liggéey xaalis bi mooy agence santé communautaire yi nga xam ne ñooy pilier système bi duñu am dara fin du mois ku doon am sax ñetti junni léegi junni ngay am ak lu topp ki doon xam ni doon am ay 1500 lay wax ñetti téeméer laa wax de weer wu rek alors que da nga fay xëy di fa yendu di remplacer même yenn saa sax ay communauté dañuy remplacer sage-femme yeeg infirmier yeeg ñëpp amuñu dara donc loolu moom lu ñu rafetlu la en gros li ñu mën a wax daal mooy daal tontu na daal nekk na façon tontu ci liñ ko doon rappelé fan yële passé def na nag sur le système de rémunération des agents du public ñu ngi koy xaar foofu ci loolu tamit. am na benn dawalkatu Jakarta bu faatu sànq loolee ci Kaolack la xewee moom dawalkatu Jakarta bi benn camion gros porteur moo ko mbëkk ci yoon wi di national ci boor yi fay tolloo quartier Bougre ñu jàpp ne yëf yi mi ngi am ay boor yi 1h moins 20 ci la fato sapeur pompier ñëw jël ab néewam yóbbu ko ca morgue bu hôpital régional bu Kaolack information la bopp correspondant rajo Futur Média ca Kaolack di Ibrahima Diame moo ñu ko baaxee wutali diwaanu Touba ak machine bu ñu fa teg buy xolli gerte yëf yi ma nga ca Daaru Marnaan askan wa foofee xaajootuñu ko nee nañu machine ba lim leen di yàqal mopp lim leen di defaral ma ngay saltel foofee di leen tànqal boole ceekit poussière baak ngelaw la tax na kenn mënu fa dund ci afiya mu di lu leen metti lool ba ñu yeggee ko Marema Diop reportage. mu nekk ci seen biir xolub dëkkuwaay usine bi nga xam ne bàcc waaye itam bojj gerte moom moo ko tax a jóg fii ci Daaru Marnaan ñi fi yeewoo jamono ji moom rek la ñu teg gët te daal di ci doyal sëkk dara waralu ko lu dul jafe-jafe yi nga xam ne mu ngi leen koy jural booba mu fa sampoo ak léegi Abdoul Diaw moo boot seen ay kàddu. dañ koo jooy bu mënatuñ koo jooy ndax suñu xale yi dañoo asma ndax poussière bi day ñëw ci suñuy kër léegi nag ñun dañ cee jooy ci ba sonn chef de quartier bi ca yoon bu njëkk ba lan dem ci moom ban demee wax ak moom mu ne joxuma ko ndigal tey joxuma ko ndigal ëllëg waaye dafa dema dem ba ci biir mooy mu ne bu ko ci kenn tudd si waa ji ñëwee fii di indi ay trangaam ay mbuusam xawma lu mu ciy def di leen ko séddale ñoom waaw ñu ko war a wax usine bi na fi jóge sonn nañ trop. soxna si daal di meex ba futtu ndax loraange yi nga xam ne mu ngi leen koy jural jëmale ci seen ay doom Fama Thiam di yaay di naxarlu loolee. man sama doom daf cee asma chaque 15 jours maa ngi hôpital sonal nañu affaire bi dañoo sonal ñu jël a baat. population bi nga xamante ni nii ci Daaru Marnaan la ñuy yeewoo fi mu toll nii daal di nañ pare ngir jannoo ak ki nga xamante ni nii moom usine bi te muy wuyoo ci turu Mame Mor Mbaye. 48 heures lañ ko may buñ déggee lii ci rajo bi te réagiruñ ñun dinañ ko song parce que li ñu def teguñu ko fenn lañ ko tegu waaw fa ñëw ba fii xam ne ñi ay néew de doole lañ ñu ñëw campé ko def ko fi wàññi boo fa toogoon tuuti gunóor yaa lay bëgg a rey léegi nag ñun su fekkente ni réagiruñ dinañ leen song ak suñuy manière ñun bañu ñu ci dara bañu cee joxe suñu bakkan. ginnaaw bi ñu jaaree ci lépp loo xam ne yaakaar nañ ni yoon la ngir joytu fa seen naxar ñi nga xamante ni ñoom ñooy yeewoo ci booru usine bile pare nañ ngir yëngu-yëngal lépp rek ci am saafara ci seen ay bëgg-bëgg Marema Diop fii ci Touba Daaru Marnaan RFM. Marema borom usine boobee jéem nañu jokkoo ak moom RFM Mbàkke jéem a jokkoo ak moom nee na dina ci indi ay tontu jëmi ci loolee nga xamante ne ji moom la ko askan wi di jiiñ ak di ko tawat ci moom rajo Futur Média xibaaru digg bëccëg gi 13h13. ak RFM kumpa jeex na. des ba léegi ci tig-tigalu bawal googee gi la yoon ca commune bu Njaareem la ñu jëm waxtaane nawet bi ak calte gañ fay faral di seetlu lekk-lekk mu mel ne seetal bu mat sëkk war na foofee gaañ a nekk ci pexe ngir doxal ko waaye du loolu rek la ñu war a lijjanti mu di mbalit maak sën ya fa nekk waaye warees naa mën a xeex warees naa it taxaw xeex ak yoo yi ñuy nemmeeku ci diwaan boobee ci jamonoy nawet leerali Babacar Diouf. lu ëpp 3000 tonnes mbalit la ñu yëkkatee ci benn partie ci commune u Njaareem mu nekkoon opération ville propre boo xam ne ni maire bi ak conseil am ñoom ñoo ko doon amal Malick Fall. donc loolu lan lañ ci jublu mooy mbalit tey bés bu bëree ndox mi du am fu mu jaar moo tax ñu ne nañ ko dindi ci lu bëri tey actuellement ñu ci 3000 et quelques tonnes te dinañ continuer liggéey bi di ci liggéey bu baax pour mën dem. bëgg-bëggam mooy def Diourbel muy dëkk bi gën a set ci réew mi. parce que notre objectif aujourd'hui c'est d'avoir la ville la plus propre du Sénégal c'est notre objectif. loolu nag balaa mu ciy jot dafay jënd matériel boo xam ne ni dina mën a liggéey bi. commandé naa tey ñaari oto mbalit commandé nañ ko pour ren su si appel d'offre bi gars yi war nañ jëndaat yeneen ñaari kii commandé nañ ci ay bac à ordure ci koñ yi commandé naa aussi ay bac à ordure yi nga xam ne ci biir ville bi léegi lañ leen teg. Malick Fall ak conseil municipal bu Njaareem bëgg tamit poudre dëkk bi ba yoo dootu fa taxawalu. affaire saupoudrage bi aussi ren ndax daaw boo xoolee saupoudrage daf ñu ëpp doole pour affaire yooyu on le reconnaît vraiment ren amoon nañ ci ay rëcc-rëcc mais ren fexe nañ ba am stock bu bari denc nañ ko ak ay pompe pour que bis bi tawee rek dans les premières heures vraiment ñu mën a saupoudrer dëkk bi. opération yi nag ñi nga xam ne ñooy waa Njaareem rafetlu nañ ko lool ndaxte yàgg na dund ak mbalit ci biir Njaareem Diourbel RFM Babacar Diouf.
ñi ñoom li ñu gisul moo di courant bu yemb ñooñee ñooy askan way yeewoo ca quartier bi di Ndramé Escale nekk kon ci diwaanu Kaolack nee nañu firnde li mooy démb bi Sénégal di football quart de finale seen digg ak benn ci Coupe d'Afrique bi ñoom seetaanuñu max bi mu jeex ndax amuñu courant. Fafa Fall mooy président bu kuréel gi di Action Ndramé Escale ñu déglu ko. fii ci Ndramé Escale de askan bi sonn nañ trop ci wàllu coupure courant yi coupure yu métti na fi trop rawatina nag bu nawet jotee ndax dañuy gis ne bu amee ay toq taw yu ndaw rek courant ba dem wala ngelaw lu ndaw courant ba dem te wax dëgg yàlla balañ koo defar si mën na jël ay jours wala des fois mu jël ay semaines yu baree loolu nag wax dëgg yàlla mu ngi gàllankoor képp ku nga xam ne nii say yëngu-yëngu mu ngi aaju ci courant te loolu yëpp lu ko waral mooy wax dëgg yàlla dynamo bu faible bañ ko def mais aussi poteau yi nga xam ne nii ñu ngi koy samp nañ koy sampee daal doy na waar soit mu doon ay poteau yoo xam ne ne ay bant lay doon wax dëgg yàlla bu taw bi ñëwee di ko fa bàyyi bu ngelaw ñëwee di ko fa bàyyi ñu gis aussi ne heure bu am solo amee télé bi wax dëgg yàlla dañuy xañ courant bi bu jeexee ñu doog ko delloo si ñun nag ñuy yëgal ñëpp ne ci réew mi lañ bokk vraiment ñuy profité ci courant bi bu baax nañ ko permettre zone Ndramé Escale parce que soxla nañ ko bu baax a baax li ci mujj rek loolu lu koy firnde rek démb ci match Sénégal Bénin bi Ndramé seetaan nañ ko bi match bi di commencé ñu coupé courant bi match bi jeex ñu delloo si courant bi te loolu yëpp coupure li muy bëri li muy métti yëpp wax dëgg yàlla facture dañuy gis ne day gën a cher donc ñu ngi koy ñaawlu ba ci kanamu yàlla di ko ñaawlu ci kanamu Senelec bu baax a baax te ñu leen di ñaan ñu ñëwaat xoolaat seen installation yi def Ndramé ndax ñi mën di ñu dox courant bi lu mu waree. mu doonoon ay kàddu njàmbat yu bàyyeekoo ci Fafa Fall mooy président bu Action Ndramé Escale commune Ndramé Escale dip dëkk bu nekk ci diwaanu Kaolack. tey fukki fan ak benn ci weeru sulet mooy bëccëg bi ñu jagleel askan di journée mondiale de la population ndajem siwtaange gi ñu ko doon amal tey ji ci suba gi ci King Fahd Palace fii ci Ndakaaru mu daje nag ci jamono ji nga xamante ne kuréel gi di Fonds mondial des Nations Unies pour la population am na kon juróom fukki at waaye te daje ak ñaar fukki at ak juróom geneen kuréel di conférence internationale sur la population et le développement ci woowule wàll ponk bi ñu ci jàpp bokk na ci ñi nga xamante ne ji ñoo di askan wi ak it nees mën di def ba li ñu diggee woon jëm ci nu ñu leen di mën a yaatale ba dëkkuwaay yi gën a féex ana fan lañ ca toll ñu def reportage ci xibaar yi xool fi nga xamante ne ji moo di Ndakaaru moo di centre ville bi ak ni fi nit ñi dajee dem sax ba muy jur dundin woo xamante ne ji ñaare ci jafe-jafe lay laale ndax xat-xatloo gu fi am reportage Salimata Aw. léegi nag da ngay toog ba 60 ans mooy ñun ñii rek ñoom ñu ngi suñu kër baay. loolee la jàpp ni bokk na si li xatal dëkk bi mu toog buntu këram Ousmane di ñu xamal ni nekkul situation bu mu bëgg wante naka si pexe ndax dund gi seer na lool. ñëpp Dakar fii la lépp nekk fi nga yeewu mënu dem dàqi luy meewu xale yi jox la ko loolu rek moo indi concentration bi loolu moo indi booy di jóg ne dañuy dem Europe aussi moom kay pour sonn léegi moom famille yi moom léegi moom fu benn newoon 12 fa nekk gars yi am ñu liggéey tey foog nga takk jabar c'est pas que amoo liggéey rek doo am jabar boo takkee jabar te amoo liggéey fixe au revenu fixe tamit ngay wéeru ci famille bi rek. jëlee yenn ci ay béréb yu nekk biir Ndakaaru yóbbu ci banlieue wala lu ni mel dina tax ba nit yi ni ñu dajaloowee ci Ndakaaru mën a wàññeeku si gis-gisu waa ji di Garcia. dans la banlieue ça va éviter. nguur gi dafa war a bàyyi xel maanaam délocaliser yenn structures yi ci banlieue bi ndax ñenn ñi pour ñu dem Ndakaaru rek dañuy am ay jafe-jafe yu bëri. ci bés bii di àdduna wërngal këpp di màggal journée de la population Ousmane Mbaye ni nit yi dañ leen wax itam sensibiliser nit ñi xoolaat seen ay comportement. par rapport à la population il y a des. nemmeeku nañ ci anam yi ñuy tabaxee ak dëkkuwaay ba faw ñu amal ay campagne ngir ñaax askan wi ñu soppi seen doxalin. lu ci ëpp ci ñu ñu waxal di ñu xamle ni autorités yi dañoo waroon defar ay usine wala yu ni mel ci région yi wala sax si Diamniadio gi loolee dina tax ba Ndakaaru féex tuuti population bi mën a wàññeeku te njariñ dong lay nekk ñu ne ci askan wi. population boobu mu di askan wi ak ni ñuy yokkoo kaar macha allah rawatina ci réew yi nga xamante ne ji seen doole jotul seen ginnaaw loole bu ñu ci boolee ak it ni dëkkuwaay yi tëddee dana indi jafe-jafe rawatina ci wàllu développement loole mooy gis-gisu Mamadou Agibou Diallo di enseignant chercheur ci université Assane Seck bu Ziguinchor. suñu dëkkuwaay xaw naa ndiroo luy xat léegi dafa mel ni population bi xëjatul ci territoire bi nga xam ne moom la ñu yàgg dëkk loolu moom mën na indi ay jafe-jafe boo xoolee ndaxte population bi nu muy augmenter moo gën a gaaw que espace bi maanaam dëkkuwaay yi newul di yaatu trop alors que population bi moom mu ngi di way di yokku loolu maanaam mun na jur ay lorange yi nga xam ne lorange bu njëkk mooy dañuy xat
te bu ñu xatee mën nañu am ñu xuloo di yoo wala bokk du ñu am dëkkuwaay yi nga xam ne dañoo sell mën na am tamit liggéey bi am si dëkk bi du mën a doy population bu fi nekk mën na am yeneen loraange yi nga xam ne mooy nit ñi nu ñuy dëkkee en tout cas seen wérgu yaram yi maanaam seen wérgu yaram ak seen dëkkuwaay du mën a méngoo ak dëkk yi nga xam ne seen population bariwul par rapport ak seen espace ñoom. xew-xewu jamono démb dégg nañu fële ca quartier rue 10 ba nekk ca Kër Massar benn xale bopp nee nañu magam la faat. te lu ko jiitu it foofee ba tey ci Kër Massar déggoon nañu fa beneen xale boo xamante ne ji moom it magam la sotti essence daal di koy taal mu di jëfi ñaawteef yu ñuy faral di nemmeeku ci biirug njaboot laaj bi di ana lan moo tax ba njaboot yi di yegg foofee tontu li ñu jëm ko seet ci reportage Nafissatou Sylla bi. famille bu njëkk nag dafa mel ni amatul fii ci Sénégal la ñu ko xamee woon te ñu ci daan sukkandiku mel na ni dafa jeex seetlu boobee la jàngalekat bi ci université Gaston Berger daal di am moom professeur Ahmedoune Ba mu jàppale nag ndëgër laay bi dafa nax saay kenn jàppaletul kenn. valeur yooyu moo xaw a changé léegi dañuy am tendance même ci biir famille bi bopp sa bopp la te bopp sa bopp fu mu nekk jàmm du toujours la fay mën a am ndax solidarité du ci am da ko nekk da ngay gis sa moroom au lieu que nga gis ko comme kii sama mbokk la li ñuy wax mbokk notion de mbokk boobu ñu doon wax kii sama rakk la kii sama mag la kii sama papa la kii sama yaay la kii sama doom la loolu li nekk ci biir day xaw a wàññeeku te bu xawee wàññeeku day indi nit ñi ni famille yi yàqoon nag am na lu ko waral bu ñu sukkandikoo ci docteur Abdou Khadre Sanoko. mbokkoo gi dafa dem ba nasax lool et puis aussi mag ñi nga xam ne ni dañ leen fee tegoon ci biir famille yi ñu nekk bàjjan wala ñu nekk maam wala ñu nekk nijaay loolu amatul léegi da ngay gis ni sooy dund ci biir kër yi yow yaay dund yow sa jabar ak ki nga xam ni moom moo lay liggéeyal sa biir kër. di fajal sa bopp sax mën naa dem ba indil famille bi jéyee gu mag. àddina bi moo ni doxee fi mu toll nii ndax nit ñi léegi seen ay ci li ñuy sëkkandiku daal dootul li nga xamante ne rek moom lañ leen ji ci biir famille bi noonu lañ leen tàggate noonu lañ leen yare yooyu nag mooy indi yu mel nii. situation bi ni mel nag bëri na ci Sénégal loolu te neexut a muñ bu ñu seetloo. te léegi nag ñun ñëpp dañoo commencé di toppandoo tubaab yi lu am nga dem ci yoon lu am te même sa mbokk am na bu njëkk ba nit da doon ruuse sax yóbbu sa mbokk ci kanamu yoon. waaw léegi nag loolu dafa dem ba nasax na léegi ba tax ku nekk jàpp nga ni boo amee jafe-jafe soit nga dem ci yoon su fekkee ni xamoo yoon aussi nga ne naa ko fajal sama bopp xam nga kii xool mbokkam di ko jam au delà du fait que mer na mooy xëy na am na loo xam ne dencaloon na ko ba moom gisatul rakk wala mag dafa gis rek benn noonu loolu daal xam naa ni bokk na ci li gën a nasaxal léegi suñu dundee ci biir askan bi ba tax fondamentalement foo dem gis nga ko fa ñaar ñu meroo rek même soo doxul seen diggante musiba am. li ñu gis Sénégal jamono yi bëriwul woon na mu mel ni nag li fi maam yi bàyyi woon yépp te ñu war cee sukkandiku dañu ko bàyyi gannaaw. RFM bitim réew. teelu dalal la Ajaratu Nata Mbaye maa ngi lay nuyuwaat soxna si. ma fayaat la bu baax Mouhamed. ñu waxtaanee kuréel gii di G5 Sahel ak efficacité maanaam la ñuy séntu ci moom dëgg-dëgg ngir mu matal ko mu mel ne gaa ñi daal dese nañu koo gis ci jamono jooju ñu gis ne Nations Unies dafa kon war a gën a yokk lii di considération ci woowile wàll. waaw jox ko gëdd Mouhamed Ndiaye loolu moom mooy taxawaayu professeur Abdelatif Aïdara nekk jàngalekat ci centre d'études diplomatiques et stratégiques fii ci Ndakaaru secrétaire général bu Nations Unies nag di Antonio Guterres dafa ne mi ngi naqarlu financement bi maanaam koppar gi ñu jox G5 Sahel te mu néew benn daje bu ñu doon amal ca la ko waxee waaye professeur Aïdara nag li mu gis mooy MINUSMA muy soldat si Nations Unies yebal foofu lee daanaka ñoom ñoo gën a ñàkk am efficacité foofee maanaam amuñu benn njëriñ daanaka te liñ leen di jox ci koppar dafa bëri ñu déglu ko moom professeur Abdelatif Aïdara. Guterres li mu war a wax dama xalaat ni daf ko waxu parce que foofu benn force rek moo fa nekk boo xam ni buñ ko doolee leen tey dina faagaagal terroristes yi dana indi jàmm ci réew mi muy les forces du G5 Sahel ak les forces armées nationales maanaam armée yi nga xam ne ñooy armées nationales yi ñu dooleel leen mais Guterres force ba ñu fa yónni muy wax la MINUSMA moom $1 milliard par an la ñu consommé fukki junni lañu fa ak juróom nit mais ñoom seen rôle seen mission du xeex terrorisme seen mission mooy protéger les populations maanaam dañu garder ay banques di garder ay kii di garder ay institutions mais tey bu terroristes yi jógoon di song MINUSMA amul rôle di faire face c'est-à-dire MINUSMA du xeex ak terroristes yi waa kooku moom lan moo fay seen njëriñ bu fekkee ni ñoom moom mu ngi favoriser $1 milliard ñu koy jox ñun ñooñu alors que forces armées nationales yi ak G5 Sahel yi nga xam ñoo war a xeex dëggantaan joxuñu leen dara xaalis bi muy laajte boobu xaalis boobu Nations Unies am na ko la ñuy jox ñële nañ ko jox G5 Sahel
loolu la gën a gaaw ngay woote ay bailleurs de fonds alors que yaa ngi dépensé 1 milliard inutilement dans la même zone alors que ñi nga xam ne ñoo war a xeex dëgg terrorisme bi ñoom ci bopp amuñu 100 millions d'euros la ñu mënuñu fexe ba am ko donc gis nga mbir mi nañ ko wax Nations Unies seen bopp ñoo war a fexe li ñu wax sax aide au développement nañ ko transformer aide au régalien Sahel gii tey buñ ci jógul lii raam ci ñeg bi la jëm dana yegg si fii ba Sénégal. Professeur Abdel Latif Aïdara ci yooyu la jamono Burkina Faso ak Niger ñoom signé nañu benn accord boo xam ne dañoo taxaw te mu ci aar seen i frontière waaye it taxaw ci kaaraange ak seen waskan. ci kuréel boobu di G5 Sahel sax la ñu bokk Mohamed juróom-benni téeméeri kilomètre moom moo xaajatle ñaari réew yooyu le maanaam frontière bi ñu bokk sabab bu njëkk ci déggoo boobu la ñu xaati mooy fexe ba sàmm kaaraange askan wi ci ñi nekk ci frontière ba bëri na ay secteurs it yu ñuy jox gëdd lu ci mel ni mbay mi. càmm gi wàllum alam ak jàng bi foofule dina am ay mbootaay yoo xam ne dañ ko fay taxawal ñaari réew yi waxtaanee ko ngir di ko mën a doxal ci projet de développement yooyu le accord bi nag lu am solo la ndax ñaari réew yooyu le muy Niger ak Burkina Faso toog nañ lu yàgg sax di jote ñàkk déggoo ci wàllum frontière ba sax nag ñu yóbbu woon ko ba ca cour internationale de justice de l'AE maanaam ginnaaw ay jàmm Mohamed. République démocratique bu Congo ci maanaam defante la ñu toll ci kuy jiite. Sénat ba foofee. waaw Mohamed ba indi na sax coow ci loolee ñu duppee Front commun pour le Congo te kii di Joseph Kabila jiite ko kii jiite Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés ab coalition bokk ci biir front boobu la moom nag génn na ca ba set wecc ginnaaw ba ko front bi ajande ndax dafa dëggal ni moom dafay teg candidature ngir jiite Sénat boobule front bi tere ko mu bañ moo tax kon ñu suspendre ko ci loolu ca la ca génn moom fukk ak ñeenti sénateur la am ci téeméer ak juróom-ñeent fukk ya nekk foofule ñoom am nañu yaakaar nag ni li ñu bëgg dinañ ko am ndax moom ca boppam nag dañ ko fas yéene jël mu dem yootu ji bopp Sénat boobule am na yeneen sénateur yu leen nar a jàppale ci seen xeex boobee muy ñi nga xam ne ñu ngi ci biir Front commun pour le Congo sax nag te d'accord ñu ci tànne fukk leen jiite di Joseph Kabila. Tchad président début moom daje na ak chef de parti politique ya foofee ngir ñu waxtaane anam yi ñu war a doxalee woote yi. ñi fare ci bopp réew mi nag joxe nañ seenub kàddu ne dinañ xoolaat ni élection yi di doxee foofule ku jegi bokk na ci mbir yi mu doon ñaawlu mooy organe yu bees yi ñu fiy taxawal ci wàllum élection yooyu le ci beneen wàllu it am na benn cadre national de dialogue politique maanaam waxtaan bi nga xam ne ku jegi ak majorité bi ñoom ñoo ko doon seq faaw ñu xoolaat ko ndax mandaawam jeex na fukki fan ak juróom ci weeru juin bi ñu weesu ba léegi ay élection locale ak législative ñu ngi ko waroon a amal ci weeru mai bi ñu génn foofee ca Tchad dàqoon nañ ko sax ñetti yoon gouvernement bi li mu wax mooy élection yi ngir ñu amal ko faaw ñu génne juróom-ñaar fukki milliards ci wàllum koppar te ñoom Tchad ñu ne antanuñ ko Mohamed. da ngay def loo mën nag maa ngi lay gërëm bu baax soxna Naata. jërëjëf. RFM nit yi yéenekaay yi. Active Long Paris, le spécialiste des traitements de cheveux avec les laboratoires Labomed. La gamme junior xale yi dañu war a toppatoo seen karaw bu baax. Active Long Paris dafa defal xale yi seen gamme mu am shampoing démêlant kit junior am tamit pommade junior waaye it la gamme Active Long adulte, le shampoing karité jojoba coco résine et aussi le kit adulte super régular, les ampoules pour la longueur résine et démêlant. te nag bu leen fàtte les masques Active Long Paris yéen ñëpp yéen a ngi koy jëndee en gros ci 33 822 99 17 wala 77 815 20 20. Active Long Paris, nos cheveux, nos héritages. Active Long Paris moo leen di may seen revue de presse. Savon de Marseille Alphée, fabriqué à partir d'huile végétale 100% naturelle, possède un pouvoir nettoyant exceptionnel, enrichi à la glycérine et aux minéraux marins. Savon de Marseille Alphée dafa di saabu boo xam ne kat dañ ko def rek huile végétale à 100%. Saabu boo xam ne ñépp ko bëgg boo ko sangoo ba noppi soxlawul ngay diw sa yaram day set wecc ba noppi di nes yi ba noppi dañ ko recommandé pour nag ngay koy fóotee tamit li nga xam ne moom moo di yëre bébé yi. Savon de Marseille Alphée bàyyiwul dara xet gaa neex. ku bëgg ci savon Alphée yi wooteel ci 78 111 96 96 savon Alphée moo leen di may seen revue de presse. bi mu sosoo ak léegi ci atum 2005 microcrédit mi ngi taxaw si juróomi réew ak ñeent ci Afrique ak réewu Chine lépp ngir bégal li tolloog million clients.
ndéem bëgg-bëgg ak mbébétu suñu ay clients ñooy soppeeku di wuy ànd ak jamono rawatina ñun ñii ba tax na microcrédit soppeeku na itam di wuyoo turu Baobab Sénégal gunge na ñetti téeméeri clients entrepreneur ak ay ndaw ngir ñu taxawal seeni projet ci ay services yu yomb wóor te ànd ak kaaraange ci wàllu crédit épargne ak yeneen Baobab Sénégal bokk na ci ñi gën a xarañ ci wàllu leble ay koppar ay clients lépp nag ci kaw ay bànqaas yu wóor yu ko jural ñeent fukk ak ñetti agence ak lu toll ci téeméeri point Baobab ci réew mi yépp Baobab Sénégal di wéy di jàppale ay clients am ci jumtukaay yi gën a xarañ ci wàllu internet ak digital ngir yombalal ay clients am ci ni dugal ak génne koppar ak Baobab Sénégal fësal leen seen xarañte. Baobab Sénégal moo leen di may li ci yéenekaay yi. Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf Aliou Cissé ak gayndeem romb nañu arrêt xaar mbay mu di kaar mboolem yéenekaay ñu xëyandool ñoom ñëpp a xëy ci xibaar bi ubbi l'Observateur Coupe d'Afrique bay am ci Égypte équipe nationale bu football bu Sénégal ñoo nga ci demi-finale ya journal bi nañu démb la ñu qualifié beneen la ñu dóor ci quart de finale yi benn bal ci dara jàll ci demi-finale yi Idrissa Gana Gueye moo dugal bitub Sénégal bi Soleil national ni ñu ci xëtamu njëkk Sénégal dem na demi-finale Aliou Cissé mi entraîneur bi di ñu wax ci journal bi ne jéego yi ñuy teg ngir yegg ci finale bi duñu ci sàggane dara lépp la ñuy bàyyi xel Sud Quotidien xëy bind ne gaynde yi ñoo nga ca carré d'as ba Source A moom it xëy ñu ko waxee ci weneen wàll mu di gaynde yi ginnaaw bi ñu rayee écurie yu benn yi sànni leen ca kaar ba léegi ñoo nga ca demi ya journal bi boole ko ki kàdduy Sadio Mané yi muy waxee naan la ma waxoon rek lay féddali suñu mission fii ci Égypte moo di gagné coupe bi jël ko yóbbul ko askanu Sénégal Les Échos nañu léegi askanu Sénégal jox nañu leen bopp ñoom gaynde yi fexe nañu ba seen public bi leen weddi woon ñoo ngi leen di tàmbalee gëm ndànk-ndànk li koy firndeel journal bi nañu moo di dégg nañu ne président Macky Sall nee na bu gayndee Sénégal yi yeggee final dina dem Égypte seetaani ji final bi quart de finale lu démb bi jàngat bi ci journal bi amee moo di lu baaxoon ca Max ba rek tànkub Sadio Mané nga ca waaye kenn du Idrissa Gana Gueye moo toj Max ba rajax Diao Baldé Keita moom mënoon naa ñàkk ci Max bi ne feeñul fenn dugg na ba génn defu fa lu kenn xam la sine kay nañu gayndee Sénégal yi ca kan ba ñoo ngi révélo askanu Sénégal enquête nañu fi ñu toll nii kay ak li gaynde yi wane ku mu neex gént ne ginnaaw bi ñu footballee benn lu rëy gagné ko ci ndam lu amul benn werante qualifié ci demi-finale yi ñaari ndam rek moo dese Sénégal ngir mu gagné coupe d'Afrique bu njëkk Michel Ducier di entraîneur équipe nationale bu Bénin di ñu wax ci xët mu njëkk enquête ne vitesse bi équipe bu Sénégal bi doon dawe moom la samay football kat àttanul woon entraîneur bu Sénégal di Aliou Cissé ci Vox Populi mi ngi fay xamle ne ci juróomi at yi ma nekkagum ci bopp équipe nationale bu Sénégal liggéey rek moo fiy farata ne Sénégal toog na fukki at ak juróom-ñaar yu mu demul coupe du monde def nañu ko Sénégal toog na fukki at ak ñett yu mu suyewul demi-finale coupe d'Afrique yàlla def na tey jii ñoo nga ca Le Quotidien nañu ren ji Idrissa Gana Gueye moo ñu teree wàcc croisement quart de finale Gana moo ñu tàqale gaafu quart de finale benn bit ba am ca max ba moo ko fa dugal moom it la ñu def homme du max ba jeexee record yéene kay nañu Sénégal ma nga ca carré d'as ba léegi nag dafay toog xaar ci diggante Madagascar ak Tunisie ku ca gagné kookee lay dajel ci demi-finale yi démb bi Sénégal di quart de finale lu ca Caire Source A nee nañu booba fekk na Alioune Pétrole Sall moom ma ngay football ca DIC mu di division investigation criminelle mbirum Petro-Tim moo ko fa yóbbu woon L'Observateur xëy di ñu wax la mu wax ca DIC moom Aliou Sall Rewmi Quotidien nañu waaye démb ba mu génnee ca division investigation criminelle journaliste yi taxaw di ko góolu waxu leen fa lenn lu weesu awma lu may wax li ma waroon wax yépp wax naa ko waa police ci la tribune mu ne ñu fa scoop yépp jox naa ko police direct info nañu lii dey guléet la ci réew mi ne 1960 gi Sénégal indépendance ba suñu jonn yàllay tey ñoo ngi soog a gis ci réew mi président de la république bu ñuy convoqué rakkam ca police ak di ko yóbbu ci yoon lii dafay dundal démocratie dafay dooleel démocratie cim réew firnde lay ne ci li Macky Sall ne woon koy def na nga def loo xam ndax man du ma protéger kenn loolee dëgg la ci moom direct info dem ca bay dànkaafu it ñi nekk ci réew mi te amee fi ay poste de responsabilité ci neen dekkam président rakkam lay bàyyi ñu di ko jaabaajange ci yoon rawatina keneen Les Échos nañu coow li ci mbirum Petro-Tim dafay bëgg a soppali ko doon coowal famille ci seen biir ñoom wàccal leen ñun nañu ànd dem xooli xët mu njëkku La Tribune ca quartier rue 10 ga ca Mbay Fall journal bi nee nañu benn xale bu am fukkeet ak juróom moo fa tër magam ju góor ne ko deqet ren. Active Long Paris, nos cheveux, nos héritages. Active Long Paris moo leen di may seen revue de presse. Savon Alphé moo leen di may seen revue de presse. ak Baobab Sénégal fësal leen seen xarañte. Baobab Sénégal moo leen doon may li ci yéenekaay yi. fanweeri waxtu ak fanweeri minute ak ñeent moo bootu ci benn waxtu du nar foofee kon la ñuy yem ak yéen ci xibaaru digg bëccëg gi Mamadou Mohamed Ndiaye ne woon ci kàddu gi amoon mbégte mu yaa doon ci ànd ak yéen Aliou Ba ne woon ci machine bi réalisation Alaaji Sor su Déthié Diop jàngeen jëf ci kanam tuuti journal de la CAN Youssouf maa ngi lay nuyu. di la fay Mouhamed. ay ca ñu bàyyi la nga doxal. waaw laata ngay dem ma laajar la nga ne gaa ji romb nañu arrêt ban arrêt.
ajaratu xaar mbay. mooy quart de finale. mooy arrêt quart. nañu sartaagal rek. demi-finale il faut ñu utal ko tour de comme ça suñ fa jàllee aussi. jaajëf ba ci kanam incha allah. ak embouteillage yi moom timis sax taxul ma egg sama kër dinaa raté match yëpp. c'est que yow booy da nga tardé quoi jamono suy dox da ngay ànd ak moom di dox daw bay daanu moom jaratu ko ak Tigo football club loo bëgg a xam si match bu la neex da nga koy am nice en direct si sa téléphone foo mënti nekk si heure bu nekk nag di jot actualité football yëpp maanaam score yi neel benn classement yi neel ñaar ak lépp lu jëm si match yi ñam sa di ay waay non booy ay xéwal ngay wax nii de waaw loolu nu muy demee xoolal t'appel dièse 1 4 3 dièse bés touche appel rek yaa ngi ci biir stade bi te li ci gën a neex nag mooy njëg bi dafa yomb maanaam fukki dërëm dong lay tàmbalee ñam sa di neexul ba neexul Tigo daal caw na xeer gi du moroomu gaay yi Tigo dund sunu passion dooleel sunu gaynde yi Tigo moo leen di may journal de la CAN. yaay léebal ma amoon na fi benn infirmière bu baax dafa daan dox si lu gën si wérgu yaramu nit yi ak bu njabootam meewu l'écran rek la tàmm woon meewu nag piir bu am juróom-ñetti farñeent waaye yaay kooku yow la waaw sama doom te sax waxtu njogonal jot na xaaral ma defaral la kaasu l'écran bu mag l'écran meewu nag piir bu am juróom-ñetti farñeent mooy li gën si suñu wérgu yaramu njaboot te seen wérgu yaram amul njëg l'écran firndeel mbëggeel bi gën a wóor. L'écran moo leen di may seen journal de la CAN. Aliou Ba ci technique bi ci kaddu gi Youssouf Bodian dal leen ak jàmm. Sénégal dina xam tey kon kan lay dajal ci demi-finale yi ginnaaw match bi war a dox diggante Tunisie ak Madagascar bu 19h jotee laata match boobu Algérie mooy daje ak Côte d'Ivoire bu 16h jotee affiche yi di ñaari quart de finale yu mujj présentation bi ñu ànd ci ak Wuri Diallo. entraîneur bi di Jamel Belmadi ak gàngooram daanañu rek dajewaat ak beneen équipe bi nga xamante ni Afrique de l'Ouest la bàyyeekoo éléphant Côte d'Ivoire yi bokk nañu rek ci ñi nga xamante ni ñu bëri jàpp nañ ni mën nañu yëkkati raaya bi waaye nag nañu moytu bu baax ñii di fenek algérien yi wala bokk renard algérien yi nga xam ne dañu muus boole ci xarañ ci kanam camp yi ba tax ki mel ni Riyad Mahrez Sofiane Feghouli ak it Yacine Brahimi mën nañ rek piéger ba gagné bépp équipe bu taxaw seen kanam algériens yi dëggal nañu loolu ndax gis nañ ni ñoom jot nañ fi gagné Sénégal ci match de groupe bi benn bal ci dara waaye itam ndam bi ñu am ci kanam Syli national bu Guinée ci 8e de finale yi gagné fa waa Guinée ñetti bal ci dara booy wax Algérie da ngay wax technique bi tactique bi waaye itam efficacité bi maanaam xarañ bi ñu am ci kanam camp yi waaye nag waa Côte d'Ivoire tamit du ñu ay yaafus ndaxte mën nañu rek riposter taxaw xeex ak algériens yi ci bépp fànn ndaxte booy xool am nañu sœur yi mel ni Nicolas Pepe Max Alain Gradel ak it Jonathan Kodja waaye itam am nañu ñeneen ñaari joueur ñaari ñoom ñu tudd Wilfried keneen ki sant Zaha keneen ki Boni nga xam ne ñoom ñaari mën nañu rek ñëw jaxase carte gi lakk caax yi n'importe quel moment ginnaaw jongante bi dox diggante Côte d'Ivoire ak Algérie tey ci ngoon li leer ba leer mooy que ni kenn ci favori yi fii lay yem ci compétition bi bu juróom-ñaari waxtu ci ngoon jotee nag Madagascar mu ngi rek continuer aventure am te ci aventure boobu sax lay dajeel ak ñii di waa Tunisie fële ca stade bu académie militaire bu Caire ñu bëri ci pronostiqueurs yi maanaam ñii nga xam te dañuy loterie rek di naan kii mooy gagné wala kële mooy gagné ñu ngi rek xaar ñii di Aigle Carthage yi ñu wàcc ci carré bu mujj ba nga xam ne carré bu serré la bu restreint la carré boobu nag di demi-finale yi waaye nag nañu xam ni rek ñii di Bareya Malagasy yi ñoom itam li ñu bëgg rek mooy continuer seen aventure ba fële ci Égypte ñoom Bareya yu Madagascar yooyu sax xarañ nañu te itam am nañu puissance de frappe bi nga xamante ni bu dalee bu baax mën na bàyyi ay séquelles ci ki nga xamante ni ci moom la dal en tout cas ñii di waa Madagascar demuñu fële ci Égypte rek ngir def fa tourisme te loolu ñii di waa Guinée waa RDC ak it waa Nigeria mën nañ ko déggal. Wuri Diallo li nga wax dëgg la Alain Giresse di sélectionneur bu Tunisie moom nee na kon xeebul benn yoon équipe bu Madagascar bi ñu déglu ko ci conférence de presse bi mu doon amal démb. nouveau match de élimination directe ce quart de finale. ñu amal match bu yees bu nar a metti maanaam ku ñu dóor nga toog ñu dajeek adversaire boo xam ne dafa baax lool gis nañ li nga xam ne def na ko ci CAN bi ñu nekk prestation yu am solo la ci def waaye tamit ñun dinañ ci def lu ñu mën amal concentration bu mat sëkk ngir mën a génn ci boobile match naam sax adversaire bi ñuy dajeel miin na bile compétition gis nañ ne def nañ CAN bu baax lool moom duñu ko weddi benn yoon moo tax ñu xam ne match bi du yomb ci ñun waaye dinañ leen respecté ci seen jeu. On est prévenu effectivement de l'adversaire qu'on aura en face de nous.
Alain Giresse ñu fàttali ni kon ci match boobu ku ci gagné moom mooy daje ak Sénégal ci demi-finale yi waa Algérie ñoom it ñu ngi waajal seen match seen diggante Côte d'Ivoire bu 16h jotee lay doon ñoom waa Algérie kon di benn équipe boo xamante ne ba fi mu toll nii moo tegle ay ndam juróomi ndam kon ñeenti ndam la ñu am kon ci seen match poule yi ñett ak huitième de finale bi ñu gagné dugal juróom-ñeenti but te ba fu mu toll nii kenn dugalu leen. ñoom algériens yi nag jàpp ni bëgguñu nekk benn yoon favori compétition bi seen sélectionneur di Jamel Belmadi moo ko wax ci conférence de presse bi mu doon amal démb. Je répète, vous avez un souci avec ce. ñu bëri dañoo gëm ay wax jëmale ko ci favori ak outsider waaye man duma dugg ci boobile débat waaye tamit man awma benn problème da ngeen a nekk fii pour poser ay questions ñu leen di répondre moo tax daal awma ci benn problème fii du tribunal waaye tamit nangu naa ne équipe bii di Côte d'Ivoire moom mooy favori ak star yu bëri yi nga xam ne ñoo fa nekk di fa football joueurs yi nga xam ne sax ñi ngi évoluer ci championnat yu gën a kawe fii ci Europe waaye dinañ def suñu kéemtalaa kàttan ngir jàmmaarloo ak ñoom gën a yokk suñu défense ba mu gën a dëgër suñu bëggee sori ci bile compétition nañu def tout ba bañ a encaisser lu bëri. Dans une compétition, voilà, faut encaisser le moins de buts possible. Algérie kon ba fi mu toll nii encaissé wul kon wax yi door na kon laata jongante yi ci terrain bi conférence de presse yu mujj yi ak xibaar yi nga xamante ne ñoo am foofu la ci Égypte kenn si sunu ndaw di Cheikh Tidiane Ndiaye lañuy fekk ca Caire. coow li bëri loolu ñuy critiquer jeu bi nga xamante ni waa Côte d'Ivoire ñu ngi koy def boobu ak léegi waaye ki nga xamante ni moo di Max Aley Gradel la mu ci wax moo di loolu amul solo nee na nag la ko ëppal solo moo di gagné ndax bu fekkente ne itam am na équipe yi nga xamante ni ñu ngi jeu bu baax ña ci bëri ci ñoom daal nañu kon bokk ñibbi moom nag gis na ni bu fekkente ne ni na ngay jeu baaxul te ba pare nga gagné moom loolu ko gënal moom la Max Aley Gradel daal di wax fàttali nag ñoom waa Côte d'Ivoire di ki tey ji ci ngoon seen diggante ak Algérie ci wàllu quart de finale Algérie googule Claude Leroy mi nga xamante ni ci jamono nekkoon entraîneur bu Sénégal yëkkati na ci ay kàddu daal di rafetlu seen taxawaay ci Coupe d'Afrique jàpp na Algérie équipe bu baax la te boo xoolee sax ñoom la ñu wane seen xarkanam doon na li nga xamante ni daal doy na ko ba am na yaakaar ni boo mooyul diggante Sénégal Algérie danañ ko amaat waaye bi la yoon ci wàllu final moom la Claude Leroy daal di wax ñu daal di wax ci joueur Mali bi nga xamante ni moo di Youssouf Koné bokkoon na ci kii la Coupe d'Afrique des Nations ñoom nag toog nañu ba ñibbi nañu tey jii nag lañ ko fas yéene kon bokk présenté foofu la ci Lyon ndax foofu la fas yéene kon bokk xaatim ab contrat diggante mag club bu Ligue 1 française danañ ko daal di kon bokk présenté ca Sasia ngir ñu daal di kon bokk officialisé li nga xamante ni moo di bokkam ci club boobule di Olympique Lyonnais Cheikh Tidiane Diagne Le Caire pour la radio Futur Média. Cheikh ñu ñëwaat kon ci qualification Sénégal ci demi-finale yi démb ci ndam boobu ñu am ci kanamu kon équipe Bénin bokk ci ñi gën a fës Idrissa Gana Gueye mi dugal bii bi nekk homme du match bi mooy ñaareelu yoon mu koy nekk ci compétition bi Idrissa Gana Gueye wax ni li ko gën a kontaan loo mooy position bi ñu ko teg ci milieu de terrain bi gën a jege attaque bi ñu déglu ko ci micro Cheikh Tidiane Diagne. très heureux parce que kontaan naa trop parce que yàggoon na Sénégal jéewul demi-finale tey nag def nañ ko donte sax match bi yombuloon waaye dañoo ànd ak dal ak tamit patience moo tax ca mujjantal ga ñu mujjee am but bi ñu dugal man nag kontaan naa trop maa ngi félicité bu baax a baax sama coéquipier yi poste bi ñu ma teg nag kontaan naa ci trop yaakaar naa ni yéen sax gis ngeen ko ndax maa ngi def lu ma mën ngir jàppale équipe bi te ci ginnaaw am na Pape Aliou Ndiaye mi nga xamante ne mu ngi am rôle bu am solo ci wàllum défense bi moom sax mooy tax ñu mën a attaquer daal di essayer marquer wala jox suñu naataangoo yi ñu marqué. J'aide l'équipe en jouant à ce poste-là et je suis très content. Idrissa Gana Gueye kon wax na ko Sénégal dem ci demi-finale yi fukki at ak ñett ginnaaw demi-finale bu mujj joué foofu ca Caire la woon sax. léegi nag mbébét bi mooy fexe ba dem final suñu jegee final daal di jouer ngir gagner coupe bi ñu des foofu ca Caire ak beneen ndaw bu RFM di Soda Thiam. gannaaw fukki at ak ñett Sénégal delluwaat ci demi-finale yi loolu nag nekk ab mbégte gu rëy ci waa fédération sénégalaise de football lu jotoon la bu ñu sukkandikoo ci directeur technique bi Mayacine Mar jàpp sax ni génération bile mérité na ko. di sargal xale yi. ak liggéey bi nga xam ne liggéey nañ ko. waaye nag bu ñu ko feetee ba pare
dañuy dellu préparer bu baax a baax bu soobee yàlla li nga xam ne moo ñu fi andi mooy ngoonu 19 juillet ñu mën a dem ca final ba bu soobee yàlla. mu di chef de délégation bu Sénégal nekkit vice-président ci fédération bi Sayar Seck itam lu ni mel la xamle moom nag xamal nañu ne jël trophée bi lu mën a nekk la. sant yàlla am satisfaction ñaan pour ñu mën a passer cap bi je pense que cap bi ni ñu ko passé ni ngi ci yoon bi parce que yoon bi mooy yàlla dimbali ñu effectivement ñu passé cap demi-finale dem finale mais bu ñu àggee foofu nag je pense que foofu loolu lu ne mun na am mais li am solo ba am solo mooy xale yi wane nañ ko effectivement que ni match bi il fallait que ñu trouver ay solutions par rapport ak effectivement Bénin fi nga xam dafa am position basse et li ñu leen wax moom lañ def essayer de passer par l'axe. fi mu nekk nii nag lu nu gën di dem mbëbëtu fédération joueur yi di gën a rëy gannaaw benn mbëbët bi anto maanaam def lu gën la ñu defoon ci kan gi ñu génn beneen ba ca des moo di ñibbi ak lii di trophée bi mu doon gulet mu ne woon Soda Thiam fii ci Le Caire ngir Radio Futur Média. jaayëf Soda Thiam ñu jubati rek kii di Mayacine Mar ngi mujjee dégg Sayar Seck moo jëkk a wax loolu le ñumte kon ci montage bi Aliou Cissé moom kon 2017 moo yóbboon Sénégal ci CAN bi toog quart de finale ren mu dem ba demi-finale kon def lu gën li mu defoon daaw te tamit indi solution ci bloc bas bi nga xamante ni écurie yu Bénin moom la ñu indi démb Sénégal Bénin Abdoulaye Diaw di indi jàngatam. am na rek ay fan. bi Coupe d'Afrique bi dooree dama leen ni est-ce que xam ngeen ni Sénégal mu ngi ci fukki Coupe d'Afrique ak juróom fukki Coupe d'Afrique yooyu ak juróom fukki entraîneur ak ñeent ñoo ko def seul Claude Leroy moo musoon a am ñaari Coupe d'Afrique yu tegloo 92 ak 90 biñ ko reconduire mu nekkoon lu yan woon maanaam à l'époque Aliou Cissé 2017 mu jóge kon Gabon ba nga xamee ni quart de finale la yemoon te amul woon défaite moom Aliou Cissé biñ ko reconduire démb ba tey wane na ni ñi ko wóolu woon ba reconduire ko juumuñu woon ci moom parce que wane na boppam parce que entraîneur dafa di ko soxla expérience lan moo di expérience nga nekk ci yoon wu nga xam ne da ngay jóg a daanu di jóg a daanu ba xam li lay daaneel bis boo xamee li la daaneel bootul di nga gëj a daanu te loolu entraîneur daf ko soxla waaye su fekkee ku daanu benn yoon rek nga dàq wuti keneen daa dàq ñëw parce que moom la ñu wax ni ki ci mbaar mi di liggéey dafay liggéey di lakk bu yàggee dootul lakk ci noonu soo gisee Bénin bi Sénégal éliminé démb mais dafa nuru Cameroun bu 2017 nii la Cameroun joué woon ak ñun amuñu ci woon benn solution donc dañu nekk ci loolu ñuy wax bloc bas Sénégal di ci dal ba Cameroun yóbbu ñu tiro bi daal di ñu gagné démb nag bi affaire bi yàggee noonu Sénégal di joué bi mu defee 25 minutes comme Sénégal doon amee ballon bi Bénin di nekk Aliou Cissé am na lu mu jàngat parce que dugg démb Mbaye Diagne ak Crépin Diatta moo doggali béninois yi loolu moo indi entraîneur u Bénin bi tubaab bi ni Sénégal yi li ñuy daw bari na te tabar fakal kaar dañu gaaw loolu la Mbaye Diagne ak Crépin Diatta indi mouvement bu nga xam ne da ngay daw à droite di daw à gauche ak ki lay topp yow mi nga xam ne yaay jàdd fu la neexee bu yàggee mu daal di daanu xam nga loolu moo indi démb Bénin jël ñetti but 20 minutes yu mujj yi Idrissa Gana di marqué 70e la après ci diggante bi jot nañ fi bañal Sadio Mané but am na sax buñ ko jëkk bañal mu daal di dellu si lan moo indi subitement équipe bu Sénégal bi en deuxième mi-temps et contre le vent mu am efficacité alors que waroon na gën a yomb ci premier mi-temps bi booba temps béninois yi sondaguñu alors léegi bu Aliou Cissé teglee ñaari quart jógee quart de finale def démb demi-finale en attendant te nee na pareegul quart de finale la jóge bi yoon mi ngi demi-finale déjà battre na record ba mu jóge woon en 2017 du ma ci teg nag bu fi yemoon mu neex déedéet dañu bëgg mu continuer pour que mu gën a neex bu loolu wéyee ñi nga xam ne ñooy fal ak di folli entraîneurs yi war nañu réfléchir ci lii parce que bari na léegi réew yu nga xamee ni bu ñuy jël entraîneur dañ koy tegleel ñaari coupe d'Afrique des nations wala ñu jël ko ci atum coupe d'Europe bu dee Europe nga xam ne Europe ak monde bi c'est toujours 2 ans wala une bonne fois 4 ans d'une coupe du monde à une autre parce que entraîneur bi foofu mu yàgg fa pour war a mën a xam exactement fan mooy yoon wi ak lu mu warul def waaye fi Sénégal jóge fukki coupe d'Afrique ak juróom fukki entraîneur ak ñeent suñ ko bàyyiwul du ñu gaaw dégg bi